asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dool jàmm si réew mi ñu ngi nuyu El Hadj Bougane di ko ñaan jàppootam di nuyu Sénégal yëpp maa ngi nuyu Cheikh Mbacké Ndiaye si Pikine tey dañu ñëw di waxtaan ak yéen si wàllu phytothérapie ñëwaat si histoire wu phytothérapie nag bu ñu ko déggee dafa ne si ñaari mots phyton mooy plante thérapia mooy traitement mooy maanaam le traitement par les plantes maanaam faj mi nga xam ni si gàncax lay lalu moom la ñuy wax phytothérapie 1500 ans avant Jésus-Christ muy junni ak juróomi téeméeri at avant Jésus-Christ benn papyrus égyptien bu ñuy wax Hébert amoon de benn recueil bu mu créé woon bu defoon lu jigee ay téeméeri garab te it ouvrage boobu moo nekkoon bi première référence en Europe moom la européen yi utilisé ba 17e siècle moo nekkoon seen première référence au premier siècle avant Jésus-Christ benn médecin grec bu ñuy wax Dioscoride si benn ouvrage am bu ñuy wax de materia medica muy de la matière médicale recensé woon na juróom benn téeméeri junni garab maanaam juróom benn téeméeri garab maanaam 600 plantes 600 d'ailleurs ouvrage am boobu aussi bokk na si référence yi jiitu en Europe muy de materia medica de la matière médicale au 15e siècle bi nga xam ne sa la ñu inventé imprimerie ba nga xam ne léegi commencé nañ mën di am ay feuilles ak ay téere ak yooyu si la ñu commencé nag maintenant di bind ndax jusque la fin du 14e siècle daanaka tradition orale la woon maanaam garab yi dañ ko doon jokkalante rek si gémmañ ak si nopp donc amagul woon bind si wàllu kayit donc bi imprimerie bi ñëwee nag imprimerie au 15e siècle si ñu commencé créer ay téere au 19e siècle bi nga xam ni maanaam physique ak chimie def nañu ay progrès si lañu commencé nag di extraire li ñuy wax le principe actif si plante yi maanaam dañuy dem ba si gàncax gi ñu nal ko jugal si ay machine fexe ba génne li nga xam ne moom ña principe actif mooy ferñeent bi nga xam moo ne si biir garab bi tey faj kon loolu 19e siècle la commencé am ba tax na li ñuy wax la colchicine ñu jëlee ko si garab yi ñuy wax colchicine théobromine ñu génne ko si garab yi ñuy wax caféine cacao théobromine ak caféine bi ñu génne ko si cacao la coumarine si mélilo moom it beneen ferñeent wax si mélilo lañu ko génne kon sa lañu commencé di extraire principe actifu garab yi en 1838 si la ñu extraire li ñuy wax l'acide salicylique si garab yi ñuy wax saule moom mooy nekk précurseur yu garab yi ñuy wax aspirine c'est l'aspirine di jógee mooy saule kon foofu la commencé nag di créer les médicaments de synthèse mooy si deuxième moitié 19e siècle bi d'ailleurs en Allemagne en 1899 pour être précis si la ñu créé woon aspirine si garab yi ñuy wax reine des prés en Allemagne en 1899 si deuxième moitié 19e siècle boobu nag bi chimie bi pharmacopée bi commencé di may yoon pharmacie bi garab pharmacie les médicaments pharmaceutiques si la ñaari yoon yi xaajali ko maanaam si la ñu commencé nag wax léegi pharmacie moderne ak pharmacie traditionnelle ndax jusque là ba 19e siècle boobu plante yi ñoo amoon mais bi industrie pharmaceutique bi créé woon nag léegi si la ñu commencé ku ne jël sa yoon nga ber sa yoon tey jii recensé nañ lu toll 500 000 espèces végétales maanaam juróomi téeméeri junni garab mais si li ñu yaakaar ne ëpp na loolu sax maanaam 250 000 la ñu répertorié si 250 000 yooyu OMS recensé na 22 000 yoo xamante ni 22 000 mu ñaar fukki junni ak ñaar yoo xamante ni ñu ngi leen di faje si wàllu fajum cosaan mais si 22 000 yooyu maanaam 2 000 ba 3 000
ñoom lañ ci étudier gul seeni principe scientifiquement kon nga xam ne yoon wi des na boo xoolee bu ñu ne la ñaar fukki junni ak ñaar espèce végétale muy ay garab ñu ngi si yoo xam wóor na ni day faj mais ñu ngi koy utiliser si médecine traditionnelle bi mais yi ñu si vérifié gul seen i principe ak seen i propriété mi ngi si ñaari junni ba si ñetti junni kon bu bëree ba si ñetti junni lay am kon nga xam ne des na lu bëree bëri loo xam ne war nañ leen a indiwaat gëstu kon nga xam ni suñu góorgóorloo tuuti am naa yaakaar ni war nañu gisaat yeneen di bunt ndax tey bari na ay tawat yoo xamante ne ñu ngi të yaakaar naa ne bu ñu góorgóorloo gëstuwaat si garab yooyu des war na si mën a gis ay solution loolu mooy li ñu indoon si wàllu phytothérapie kon wax ni phytothérapie démb la woon li nit ñi xamoon li nit ñi jàngoon li ñu daan fajoo mooy gàncax médecine moderne yàggul 19e siècle bi la commencé di industrie pharmaceutique di commencé développé wu kon nag ak dayoo bu pharmacie boobu am warul tax ñu fàtte gàncax yooyu nga xam ni ba 19e siècle si la mag ñi daan dund si lañ daan fajoo te it tawat yu bëri ngay si bariwuloon noonu kon loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax kon daal ñu ngi woowaat nit ñi aussi ñu delluwaat si cosaan boobu muy phytothérapie bi xam ni ala kulli àllin li garab gi nga mën am à la source mënul yem jamais ak li ñu modifié la médicament synthèse mënul la gën a efficace li nga xam ne da nga ko jëlee si garab gi directement muy le naturel ko moom dafa baax nit ñi di ko xam d'ailleurs pour exemple sax bërki démb rek maa ngi fi am seen ndaw soo xamante bi mu ñëwee dañu gisoon benn donj benn nodule si ween bi mu defee mammographie bi ñu ko doon defloo prélèvement pour ñoom bu ñu gisee donj dañ ciy extraire pour dem analyser ko xool ndax cancer la du cancer mais comme dafa xawoon a ragal mu ne bàyyil mu jaar cabinet bi mu ñëwee si kàttanu yàlla ñu am lu ñu ko jox garab bu ñu ko jox boo xamante ni sax tey jii ñu ngi gis ay vraiment ngëneel yu bëri yu muy def ñu ko joxee diiru weer mu demaat bërki démb pour def prélèvement boobu docteur bi su boobu ni ko man gisuma sa ween bi dooñ bi ñu wax gisuma ko sa ween te dooñ bi nekkoon na presque 1 centimètre mu ne gisatu ko nee naa ko nag da ngay bàyyi ñu continuer traitement bi yeneen ñaari weer nga demaat def mammographie ba ma am confirmation que ni lonj boobu disparaître na définitivement te loolu def naa ni garab rek la donc ñu delluwaat xam ni cosaan boobu lañu si war a dellu bu baax a baax a baax kon loolu la ñu doon phytothérapie benn question la nag moo am tey kii daal nee na dafa gént daal gis benn mbokkam bu gaañu woon mu ñëwaat dellusiwaat si kër gi waaw loolu moom c'est une agréable surprise di nga am daal mbetteel bu neex nouvelle bu neex boo xam ne dañ la ko wax ba lay yàgg ñoon tàggu fii leen jox rendez-vous seen émission yu gërëm jërëjëf xam nga ñaata